Voilà, on est au Japon aujourd'hui le 18 février 2019. Bon, vous savez, j'ai divorcé avec ma femme, la japonaise, depuis le 15 ou bien le 16 juillet 2018. Donc, essayer de joindre. J'essaie de la joindre. Je suis un homme très digne là. Je suis trop digne. À un moment donné, je m'étais dit que tout le monde quoi, parce que ce que je gagne. Parce que des fois, si je suis là, si je suis là, comme dafa yor sama dom su dawé da fay gëna lor xalé yi parce que xalé yi dañu nek ci réew mu nga xamantene ni reconnaître ñu métis africain ak japonais métis noir yi sax dañu am problème mais sétane ben reportage légui ni rek ben métis bo xamantene ni papam américain la mais ci école bi mu nek dañ koy violenter quoi dañ koy soxoratu quoi moy li ñu wax ijime en japonais quoi. Et maintenant, Yosumi, je l'aime plus, mais je vais faire semblant de l'aimer à cause des enfants. Parce que si je fais pas ça, ce fait que je me top sur mon orgueil, je me mais si je stoppe sur mon orgueil, ça depuis un certain temps, ça sera la 4e fois que je me dis que je mais peut-être du le téléphone, mais yo yep amul solo. Mais je me décourage parce que je sais le système réew mi li fi xew xamna li xew ci réew bi xamna né mom elle est une femme extraordinaire jigen du ko gën Yosumi bi ni mais comme stress ci réew mi daf lay pousser ba ngay am ay folie xam nga folie yu doy war yo xamantene ni xam nga à chaque fois da nga yakane tu as raison lolu mën na ma dal sax man mi quoi donc souvent problème yi il faut que ñu ci dem ak recul quoi donc su fekkente né man dama né j'ai compris su fekkente ne ni nee naa ne man xam naa ne problème mu réew mi moo ko jàpp donc il n'est pas question que ma war ko bàyyi donc mu dem sama fulla ak sama orgueil yëpp dama koy jël teg ko ne le xam nga ñàkk fayda bee nga xamante ne nii dama koy récupérer xale yi quoi donc objectif bi loolu rek la mais amul beneen objectif bu dul boobu quoi donc je vais essayer de la rappeler pour la 4e fois xam nga mais le fait que ma koy bàyyil message mu koy lire rek man loolu ça me fait plaisir ba koroog muy jël un jour viendra nak mu jël parce que man xamna système yi ñuy accéder pour que jigen so bëggé mu jël la parce que jigen dafa bëgg ngay ñakatu fayda di joy xam nga di yërëm telu diko balu diko tag diko acc xam nga après nak mu am valeur quoi egguma ci système bobu ak mom mais tay dama né na jëma dugg ak mom ci système bobu dara rek ludul pour sama doom yi xam nga jëma fexé ñu dugg ci diiné l'islam jëma fexé ñu jégé ma xam nga jëma fexé lo rek la mais du leneen. Il n'y a plus d'amour, je l'aime plus, malgré elle est la fille, la femme, la moussa dajal fi jigen bu digne comme mom, jigen bu baxé comme mom, jigen bu extraordinaire comme mom. Mais li xew ci réew mi doyna war li xew ci réew mi yémé na. Donc su déné dama ko comprendre comme ni mu amé ni je suis obligé ma rabaisser wu quoi. Rabaissement bi may def ni du lenn la dul pour samay doom baña sank quoi parce que dafa né sew ma bayiko mu def ci xalé yi liko neex lolou motax rek ma rabaissé wu ni mais du leneen parce que duma né comprendre na li xew ci réew mi duma né dama ko yërëm ba paré duma né c'est une excellente femme ba paré ma di koy top ci li nga xamanteni que di mer di koy top bo bobawé kon dafa melni man li ma wax né dama comprendre ma kon quoi donc on va essayer de la rappeler bayil ma couper jël numéro bi après mon on va voir ce que ça va donner hein voilà on sonne quoi on sonne quoi donc boîte vocale de la jette quoi Yosumi Niang Ohio nanga def imawa denwa dera na serawa sitere kedo ma start na te kena ko daga arundesyo ma maini ji simpa isterundesyo Anthony kodo motachino kodo ma kyomo Tokyo no mondai ne hafu no kode oyaga otosanga gaikoku jinto ste gafo de mechi ijimerete rundesyo それその前に私は日本の問題もしてるからな。だから、よしみ落ち着いてくださいな。
futari chikara awasete kodo motajino koto de ma kiyo wa yoshimi genki ma asta ato nannen ato sanjunen ato gojunen yoshimi inakunaru desyo Usman mo inakunaru kono hafuno ko wa kono ya wolito ya ala santo roha chano koto humani dari mo inaino ni sore simpaisio roha no bioki mo atemo kono kunyi de wa zutto sumuto suraisio yoshimi o sterero nihon surayo nihon jinto stemo surayo dakara hontoni ochisuite kudasai Usman okotte nayo watashi wa mo yoshimi sukisio hontoni daisuki date kirai ryu naisio imama de yatte kureta koto zembu wasirete naisio mo watashi mo koto ba kawara nayo hommani kunyi no system ni maki kamoreteru de mo futari no aida ni nanni mo wari koto naisio dakara watashi tachi no kodo mo tachi wa siyukun tachigao yo siyukun wa tabo hafuni mite mo wakara na kedo watashi tachi no kodo mo wa medasu mitara wakaru kara kodo mo tachi no kodo no tachi no koto kodo mo tachi osuki nara papa to chikara awasete watashi wa sona tameni de nihon ni made irun desyo hoka no sto wa visa atara mo hoka no ono no sto teke konsto hoka no koto osurun desyo Usman no bai wa chigao yo watashi wa anata ga daisuki anata ga suki hontoni anata ga suki desyo kodo mo tachi mo aisteru kara dakara sore de kangaite kudasai kodo mo tachi suki nara hontoni onaga isimasu mama no adabai stoka rancha no adabai stoka tomodachi no adabai stoka watashi tachi no bai ne Sénégal voilà donc jeex na quoi li ma ko waroon a wax naa ko nee naa ko ne ko ne compare pas la situation de nos enfants avec celle de Siou quoi Siou mooy doomu ran quoi rakam bi dafa tas quoi dafa tas daaw moom tamit mu ne day tas quoi xam nga kooku am na benn doom quoi jëkkëram coréen la quoi ma ne ko kooku au moins doom bi peut-être mënoo ko xool xam ne xam nga métis la quoi parce que papam coréen la donc niroo na ak yaayam quoi mais ñun suñuy doom suñu cas dafa wuute quoi xam nga man ak yow dañu war a boole suñuy doom doole ndaxte ëllëg dañ fiy jóge quoi yow da nga fiy jóge feex 30 ans wala feex 50 ans xam nga après ñu bàyyi fi xale yi quoi léegi xale yi nga xamante ne ñoom ay métis ñuul lañu xam nga nan la ñu war a mën a dundee si réew mi quoi loolu day metti quoi dañ xalaat xale yi quoi xam nga ñi lay xalaat te xalaat bu ñu la xalaalee leneen lu dul loolu ñu ngi lay nax quoi parce que xale yi xam nga dañu soxlaa seen papa quoi man nag am naa visa pour dëkk si réew mi comme ni ko ñeneen ñi di defee quoi dem takk beneen jabar xam nga nekk si leneen quoi waaye man loolu yëkkatiwu ma quoi parce que man ak yow ni ñu xamante la Sénégal nga ma fekk jëlee nga ma foofu andi ma fii si réew mi quoi xam nga donc nañu xalaat suñu ëllëgu doom yi quoi man loolu moo amal importance quoi xam nga mais du leneen quoi donc rak waa tey mardi 20 février 2019 fii si Japon plus précisément si Shin Osaka donc damay pare au sama avocat bi dama koy oo pour une chose parce que barki démb lundi dama dem ci fi nga xamante ne nii moom mooy immigration bi ma demee ñu ne ma jeexal nga si réew mi quoi léegi dans un mois da ngay buub say bagages nga génn réew mi quoi 1 mois lañ la may pour nga génn réew mi ma kontaan loolu wax dëgg yàlla bi ñu tiim xam na ne dama kontaan parce que man dama am loo xamante ne ni moom laay bàggoo toujours di ko fëgg sama dënn te loolu tamit du ma si sori parce que yàlla laa koy santé réew mi maa ngi fi def 13 ans musuma am bor ay projet yu mag a mag projet millions yu mag a mag laa taxaw mais musuma si am bor moo tax saa yi buñ ne ma jóg rek ma pare pour jóg quoi du si réew mi du Sénégal barke kitaabul karim barke laa ilaha illallah donc alhamdulillahi rabbil alamin mais actuellement nii nag oote bi may oote nii question d'honneur la quoi parce que mënoo am si am réew ay doom xam nga am fi ñetti doom fenoo fi jublanguloo fi sàccoo fi defuloo fi dara xam nga divorcé ñu ne la génnal réew mi nga bàyyi fi say doom dootu leen gis abadan wala boo demee bu bëgg leen a gis nga wut kii invitation pour ñaan invitation ñu invité la nga dugg si réew mi gis say doom loolu mun naa nekk quoi j'étais pourquoi mais dama ne leen ñu may ma 2 mois rek le temps que ma préparé bu defar samay bagages ak yooyu parce que
même sama salaire bi su ma ko jotee man mënuma see jënd billet donc da ngeen may 2 mois ma préparé wu daal di mën a kii xam nga waaj dama daal ñun daal le plus rapidement possible lañ génne suñu réew quoi mais le temps que may defar samay dëba sax yooyu sénégalais ñu ne ma loolu sama benn bokku gambien sax mu ne ma Ousmane ma ne quoi mu ne ma yow femme bi da la use bon xam nga une personne il faut avoir la philosophie que j'ai il faut avoir l'idée que j'ai bien les idées que j'ai c'est pas donné à n'importe qui nag yàlla mayul ñëpp ñuy xalaate comme ni may xalaate xam nga man dama nekk nit ku nga xamante ne nii dama gëm ne yàlla moom mooy borom jaam yi je le vis dama koy dund quoi c'est dans mon sang parce que toujours maa ngi ñaanal waa réew mi nii japonais yi dama leen di ñaanal saa yi bu ma xëyee war na Seydina Muhammad coono yi ñu nekk ak système bi ñu leen gëmloo xam nga lavage de cerveau bi ñu doon def ak yeneen africains yi nga xamante ne ni ñu ngi fi nekk ñu gëmloo leen ay këyit xam nga këyit bu fekkente ne nii dañu ko jël roof ko ci sa bakken këyit su fekkente ne nii dañu ko jël roof ko ci sa bakken ñu gëmloo leen na këyit dara la xam nga ba nga xamante ne nii yow da ngay tiit di raf di lox am na yu bari yoo xamante ne nii doo ko mën a def parce que jàpp nga ne këyit am na solo lool yaa ngi nax sa bopp quoi addina bi nag foofu la toll nit ñi dañ leen gëmloo affaire këyit ba ñu gëm ne këyit moo ëpp solo seen dund sa dund moo ëpp solo këyit quoi xam nga li góor doon dundee li béy doon dundee ba saxu sikkam mën na see continuer ba xëy dee quoi man j'ai horreur des gens qui ont peur de leur pays quoi ñi ragal seen dëkk man dañu ma yéem quoi dañu ma jaaxal mais wàññi na ma question d'honneur la rek parce que li gën a rafet mooy saa yi boo bëggee seet si say doom parce que da nga am droit boobu nga ñëw seet si la te doo am benn problème quoi parce que yow dañ la war a jox ay kayit quoi donc ñu jox ma benn avocat pour ma oo ko pour ma lijjanti sama ginnaaw même su fekkente ne ni damay génn réew mi sax ma lijjanti sama ginnaaw ba mu rafet nga xamante ne ni saa yi mu neex mën naa fi dugg parce que dama si am droit te ils ont raison parce que gars yi ñëw fii si réew mi yëpp man def naa fi 13 ans donc boo defee 5 ans da ngay war a am këyit goo xamante ne nii këyit googu daf la war a permettre pour nga nekk si mooy li ñuy wax permanent man amoon naa permanent bi jour bi ma ko amee bi si toppale yosi bi mex comme foliyem yooyu koy jàpp rek mu ootee immigration ne nañu ko nangu quoi ba ma demee ñu nangu ko quoi sans discuter mais étranger yi nekk fii dañu ma mere ñu ne ma non yow da nga am droit pour ñu jox la sa permanent boobu noonu quoi parce que femme bi amal nga ko ay doom te ensuite japonais yi fii dañ lay use mooy use boobu noonu quoi gis nga bu ñu xasee ba am ay doom ba doom yi commencé xàmmee mu wóor leen ne doom yi nii mën nañoo communiquer ak ñoom soxlaatu ñu bàyyi loolu muy étranger bi muy ñi dëkk si réew mi donc japonais yi seen philosophie loolu la quoi donc waajur du pour dara pour bu ñu amee doom après comme xar rek quoi comme mala yi rek quoi ñoom dañu wéet Yoshimi nag je l'en veux pas parce que comme ni ma leen di wax toujours rek Yoshimi elle est la femme que j'ai admirée depuis bi ma daree xam jigéen ba léegi je l'admire je vais pas dire que je la déteste je l'aime laay wax mais aimé boobu nekkatul aimé boo xamante ne nii xam nga aimé wu koo yërëm la quoi dama ko ñeewantal quoi si réew mi mu nekk nii moo samay doom quoi dama ko ñeewantal barke Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam parce que mënutul comprendre quoi bi abadan quoi donc ma ne comme comprendre naa man naa ko bañ a topp quoi moo waral topp bi nga xamante ne nii topp ma ko pour dimbali ko la dimbali samay doom même su ma génnee si réew mi sax damay continuer di koy oo di wax a xam moom dimbali ko la parce que man j'ai compris ce qu'elle n'a pas compris quoi maa ngi bind benn ouvrage boo xamante ne ni maa ngi def Japon le mauvais choix je m'explique ñëw Japon c'est un mauvais choix mais pour man ñëwoon fii Japon moo gënoon dem fu ma mënti dem si àddina quoi parce que li ma jàngi fii nii si réew mi jànge ma ko fenn quoi xoolal je suis jeune cool bëgg leen ba tey jii nii ma bëgg japonais yi nangul leen ñu génn ma seen réew ma kontaan sant yàlla parce que dama leen yërëm quoi parce que dañ leen defal lavage de cerveau quoi duñu am problème ndax ñeneen ñi nekk si dëkk bi te bëgguñu génn dëkk bi duñu am lavage de cerveau bu ñu leen gëmal gëm leen àddina jëriñ doo fekk waaye tudde sa réew dara gënu ko neex donc man depuis 2006 maa ngi dund ay jafe-jafe ak japonaise bi xam nga teg na ma façon natt bu nekk saa yi mu waree am këyit xam nga bu yàq këyit loolu la def quoi
moo ma fayalaat billet dépensé 6 millions pour ma ñëw fii maa ngi fi ñëw 2018 le 21 janvier 2018 laa fi egsi alors 5 mois xaw ma 6 mois encore après mu divorcé ay folie rek mënoo ko topp si loolu parce que am na lu muy dund lu métti loo xamante ne ni c'est quotidiennement am na lu muy dund lu métti loo xamante ne ni yow boo ne yow tu as compris waruloo ko topp da nga ko war a yërëm dama ko yërëm quoi yàlla mi ñu tiim xam ne dama ko yërëm quoi mu tax meroo ma ko benn yoon donc fi mu jaar fi muy dugal li muy def li muy kii yëpp maa ngi koy yërëm quoi toujours maa ngi koy yërëm quoi arsenal yi muy utiliser bombe yi muy utiliser xam nga pour yàq ma selon elle pour détruire ma selon elle maa ngi koy yërëm quoi bu dee affaire dañuy dem si sëriñ si liggéey la quoi mais bu dee fii nii buñ la mën lee dóor bala fetal xam nga dañ lay détruire si ay kayit quoi te man dunduma loolu man maa mag affaire kayit waaw dëgg yàlla dëgg ah donc li may def nii yëpp defuma ko pour dara dama koy def pour dimbali ko benn yoon beneen bi mooy laver sama honneur affaire honneur bi sax amul solo quoi mais dimbali ko quoi donc kayit gi ma jot ko wala ma ñàkk ko jot yëpp man je vais retourner dans mon pays mais je fais le film rek pour vous expliquer quoi ce qui s'est passé alors maa ngi jëm au avocat bi quoi après ñu déglu ko lu ñu waxante rek ngeen déglu ko quoi maa ngi yéene numéro bi parce que mu si biir téléphone waaw donc woo naa ko quoi mais numéro bi marché wul quoi soit da ko fay di nelaw xam nga je sais pas mais lu ci mën defam rek après naa leen expliquer quoi allez merci à très bientôt ñu ngi toujours le 20 février voilà anniversaire de Thiaba Mbao Ndoye ñu bari am na ñu bari ñoo xamante ne 20 février la ñuy jox voilà yaakaar naa ma dem seen si la bokk quoi bu bari Pape Souley voilà donc man maa defoon numéro bu bon quoi c'est-à-dire dama dolli 7 bokk ci quoi si fin bi alors 9 la jeexee heureusement ma vérifié waat ko quoi donc toujours le 20 février 2019 donc 8h du matin 39 minutes fekk ma wàcc juste nii quoi donc maa ngi koy jéem a woowaat voilà ai ichimo osewa ni nate masu arigato boku Usman to moshimasu node ima komatte masu yo onegai ga aru ndesu yo Shin Osaka ni imasuそうですでそうですね私13年目になりますので日本に来てからなで結婚して離婚して同じ奥さんとね2回目の離婚になりますので子供3人いてるんですよで私ビザ1年最後のビザは1年のビザでしたんですよでそのビザはもう2ヶ月前でなくなりまして終わってすいませんなくなって終わってるのでそう終わってるから手続きはしたんですよで手続きをして待たされてアプライはしたんですけどまあ結局はもうもらえないと言われたんですよそうそれでもあと1ヶ月以内に日本に出て行ってくださいと言われたんですよそうだからそれはもう何をしたらいいなと思ってで宮城さんしてますよね宮城さん大阪マスジッド宮城さんっていうそうの総会なんですよそうですそうですよ配偶者でそうそれで 1年ねそうまあ1年のビザでしたねエクステンションってどういうことそのビザは今年の1月の21日にそうでアプライしたんですけど今回はもらえないと言われたんですよ
もう今ビザなしだよ。今あと1ヶ月以内に出ていてくださいって言われたんですよね。そう今ないっすよ。今ビザないっすよ。その前は私国に帰ってたんですよ。2年間で日本にいなかったから2015年に国におってで奥さんにまた頼まれて日本においでください。そうでそうでまた日本に来て1年間でずっと日本におってでその5ヶ月一緒に5ヶ月ぐらい暮らしてで奥さんが離婚したいと言ってで離婚してそのビザがもう終わったとこなので1月の21日終わったなんですよ。そうですはいそうです。そう5ヶ月後にね5ヶ月間後に、まあビザがないですよ。今はビザもないと言われてもう帰ってください。あと1ヶ月間に帰ってください。その離婚した後にもうそのビザが続けてたからな。ビザはあったんですよ。そのビザはもう1月に終わったんですよ。そうアプライしたよ。まあ何のアプライも知らないけど日本に残すようにのアプライをしたんですよ。まあ今私コインスがないので多分もうすぐなくなるので電話もしもし多分もうすぐコインスがないのですぐ持ってないのでこっちvoilà donc sama pièce yi ma yor ni actuellement nii di oote moo jeex quoi actuellement nii donc téléphone bi dagg na quoi ma ne ko téléphone bi dagg na quoi pièce yi ma yor ni mënul dugg fii quoi donc expliqué nañu si benn partition quoi mais pièce yi ma yor moo ma doon quoi pour téléphone. Voilà donc yoroon naa ay pièces sax mais pièces yëpp dama ko utiliser quoi xam nga rek booy oote téléphone public téléphone yi xam nga voilà mooy loolu quoi mais on va essayer de le joindre à nouveau prochainement on verra.